Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publi-reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui met leur professionnalisme à votre service. Salaamaaleykum mbokk fii ci Salam Vision tey jii ñu ñëw fi nga xamante ne moo di Guédiawaye HLM Las Palmas ñi nga xamante ne mooy état bi ñu ñëw fii di saccagé li nga xamante ne mooy parc Mbaam li nga xamante ne moom la suñu mbokk njaago yi moom tey jii nag di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy responsable yëpp ki nga xamante ne xam nga ay mbaam ko laaj nan la demee ak sëñ bi nan la def. waaw man maa ngi tudd Philippe Lassane Badiane may secrétaire général national filière porcine bu Sénégal donc li nga wax léegi mooy dañu ñëw fii parc bi ngay gis nii mooy parc Guédiawaye parce que Dakar dafa am 10 pôles de production bi ni ñu structuré dañu am ay pôles de production dans les régions chaque région du Sénégal am nañ fa ay organisation fii nag moom moo bokk ci Dakar si 10 pôles Dakar fii mooy Guédiawaye donc Guédiawaye ça fait plus de 30 ans ñu fi élevé ay du porc suuf bi nga gis rek fi nga xam ne foofu la ñu defee seen mbaam dañ koo jënd ak seen xaalis jël seen xaalis tabax ay box di fi élevé mbaam pendant 30 ans kenn mosu leen inquiété ñu jékki-jékki préfet génnee benn sommation de déguerpir jox ko waa direction de l'environnement ne leen def benn citoyen mooy genre riverain moo ko bind lettre ne ko xeetu mbaam bi day sonal riverain préfet bi jël ko ci mbaam sans mu concerner ñii di yëngu ci mbaam sans mu concerner service élevage mu bind benn sommation de déguerpissement jox ko waa direction environnement waa direction environnement xam na ne décret boobu bu ñu ko jëlee du jàll léegi pour génn si ñu am benn document bu ñu def listé si dugal ci décret buy président de la république wax ne espace bi léegi dafa doon parc national donc je pense que tey boo nekkee kilifa di diriger benn département nga nekk kilifa bi nga xam ne ñëpp wóolu na la président de la république ñëw teg la ci benn département bu ñu ñëwee ne la ñii di yëngu ci activité bi dañ may déranger mais lu gën a rafet mooy nga woo acteurs yi woo riverain boobu wax woo service élevage woo commune bi ñu toog def benn réunion de consensus woo waa environnement ci biir réunion de consensus mooy nan lañ mën a def ba améliorer suñu cadre de vie ensemble ku nekk am si njëriñ parce que riverain bi di kaas moom mooy sànni mbalit fii yëpp te pourtant kenn du ko inquiété riverain bi di wax ñoom ñooy toj seen canalisation muy dugg si parc national bi kenn du wax mais aujourd'hui yarkatu mbaam yi la ñu manqué de respect man je dis que c'est de l'agression dañ ñu wax bu dee Sénégal bëggatuñu léegi nit yi yar fi mbaam ñu wax ñu parce que mënoo nekk chrétien nit bu nekkee musulman am na droit yar xaram am na droit yar nagam am na droit yar ginaaram chrétien bu ko neexee am na droit yar mbaam am na droit yar xar am na droit yar ginaar donc mënuñu toog exemple ñu ñëw tas alalu nit ñi toj ay parc def ko parce que tout simplement dañuy jaay nit ñi doole. loolu mënul nekk. te yoruñu ko ci un pays de droit. te yoruñu ko ci kër yi. te gis nga mbaam yi ñii di yar fii bu leen neexoon def ni ñëpp parce que am na ñoo xam ne dañu yor seen xar seen biir kër am na ñoo xam ne dañu yor seen ginaar seen kaw terrasse. seen nag ñenn yor seen nag seen biir kër kenn inquiété wu leen ñii ñëw bàyyi fépp ñëw si réservé di fi yar seen mbaam bañ a sonal nit ñi xanaa kay tey boo demee ba ne yow da nga soxla espace boobu sax xaw ma loo fa bëgg def mais nga soxla espace bi mais ñëwal waxtaan ak nit ñi ne leen man de kaa leen ñu xool fan lañ leen utee wala mën a utal bërëb. donc yéen ça veut dire que mosuñu gisante ak yéen benn yoon la ñu mos a gisante ak ñoom. lan moo nekkoon seen i kàddu. dégg nga mën a la ñoom dañ doon ñëw fii di waxtaan ak maire yi. ñoom sax xamuñu woon ñoom sax xamuñu woon ne ñun organisation lañu. di jékki-jékki chaque fois bu ñu ñëwee waxtaan ak maire yi waxtaan ak maire ñun premier jour bu ñu yónnee sommation man maa convoqué le commandant conservateur national réservé ñëw ànd ak yeneen acteurs yeneen responsable ñu doon toog ci bureau ñu waxtaan ne ko Sénégal ñoo ko bokk ñun on doit travailler ensemble pour jéem a développer Sénégal nekkuñu fi di fitnal kenn yéen da ngeen soxla espace pour liggéey ñun dañ fa nekk di liggéey mais ñun dañu entamé ay procédures ak état Sénégal pour ut suuf bi nga xam ne dañ ko bëgg def tous les éleveurs de port de Dakar. kaati na ci na jake kaati na ci ne ang ci rip ñaan Macky Sall na jake no ci kuma ndiri njaw ci uca ana kuma ndiri jati uca aw ja koy nay saloy yake jank mol ngalan ko ka wuti ka ta ci ko kila na tu ko pon ko baga boko yo yangi station amu no tong fo nga dem da ko la yor ci réew mi bu yëngatoo foo ngeen dem ñi la xam ñu gis ne yaa ngi raam ci réew mi nga raam ci réew mi ba su niki tey demuloo sàcc demuloo ñaani demuloo lépp yow yaa ngi daanal sa doole
ñun ñu ngi nii man wax ma sax keneen depuis démb suñu xol daa jeex mënuñu naan mënuñu def dara man maa ngi nii fu ma dawee hôpital ay dawee nii nga am lu nakari amoo ku la jàppali ba si ligi tey dañu ñaan Macky Sall añi mu yónni añi koy jàppali añi nekk ci ginnaawam nañu sarax rek ngir yàlla mu jox ñu ganaar boo fekkee ganaar fu mu uuf doom nenam bala nga ne danga koy topp danga koy jénnee foofu danga soxla foofu ganaar bi danga koy utal place am nga toxal ko foofu mu toog ak doom ji toog ak nen bi ba bési bi jot mu toj nenam boo jëlaatee ganaar ba nga rey ganaar jàmbur ci ñun demb li ñu fekke woon ganaar jàmbur fu mu nekk nii dunk bu gën a tuuti moom ngay compter ba nga jeexal dunki pour ci ganaar boobu waxatuma sax lañ ñun ganaar man sama xol fees na dama newoon duma wax waaye fu mu nekk nii ñu ngi ñaan ngir yàlla rek nañu jàppale. suñu association dina jóg def liggéeyam gis nga lii mbaam bu gën a tuuti bu juddoo tey wala suba dinañ ko fay ba mu mat sëkk parce que yow yaa ma yàqal yàqaluma la yow yaa ma yàqal te nit balaa nga koy yàqal danga koy tàggu waaye doo toog ba mu neex la rek nga def lu la neex ne yaa moom Sénégal déedéet Sénégal kenn moomu ko ñëpp a ko moom